gën nañoo wane waat seen kantan ni ki démb Yewwi Askan Wi itam am nañu ndam ca Matam ndax waa ji dawoo nag seeni ay këyit di mandataire cour d'appel bu Saint-Louis mujj na leen jox dëgg ni mun nañu déposer waat boobu lépp liste ngir bokk ci élection locale yi. waa SAES bu Université Cheikh Anta Diop bu Dakar entamé nañu démb ci àllarba ji grève wu ñaari fan la ñuy exiger gouvernement bi mooy application revendication yi nga xam ne signé woon nañu accords yi ba noppi kon nañ ko daal di respecté. xibaaru sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kaay lañ koy ndax képp El Hadji Ahmed Aïdara ci faram fàcce gi Mambay Ndiaye. Voici Trafic News. Papa Alé Cissé. Alors oui Yacine. Ça va. Ça va bien. foo nekk. Voilà, merci beaucoup Yacine di wax ne rek sànq rek nous sommes passés au niveau du rond-point Liberté 6 foofu la tey pas d'embouteillage seulement tout autour du rond-point moo xaw a yéex tuuti pour ñi nga xam ne ñoo génnee sur les allées du camp pénal wala sax ngeen bay ko du côté de Xaar Yàlla à partir de là-bas aussi mën ngeen fa jaaxee vers rond-point Liberté 5 foofu la aussi pas d'embouteillage naka noonu si rond-point bi ñun nag foofu la ñu bay ko sax pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a dem du côté intersection bu Castor foofu la moom donc pour ngeen dépasser ko faaw rek ngeen patienté ndax télé yoon la wat yu bëri ñoo fay transité surtout nag ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté de Cité des Eaux jaaree ko Solida mais une fois ngeen dépassé intersection bu Castor mën ngeen wees circulation tranquille sur l'avenue Bourguiba vers rond-point G2 foofu la aussi c'est nickel pour le moment Yacine Seck. C'était Trafic News. ñu ngi lay remercier bu baax a baax Papa Alé Cissé aywa Mame Mbaye ma bàyyi la Hadj Mansour Birahim ngeen wéyandi. jaajëf Yacine Seck le député du peuple El Hadji Mamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax. moom nuyoo na ba pare am na lu mu duggee. waaw nuyoo naa ba dafay duggee aal. xanaa bàyyi Yacine mu dem naani café. waaye la nga wéyandi commentaire yi ah ok. ak Birahim Ndiaye ji Touré ci waxtaan wi ndax xam ngeen ne kon procès en appel bu Barthélémy Dias dañu ko mujjee dàqandiwaat ba 20 fan ci weeru décembre démb la ñu ko woowoon. mu mel ni kon nag coow li bari woon na sa lool ani lu sabab ñu daax ko maître Khoureychi Ba avocat bu Barthélémy Dias la mu xam le moo di avocat yu partie civile bi ñoom ñoo teewul leeral yax nday xati camtaal procès en appel bi ñu doon amal ci chambre correctionnelle 3 bu cour d'appel ñeel Barthélémy Dias daal dinañu ko dàq ba 1er décembre bi di ñëw juge yi nag daal di rek décider boobee dàquk procès ginnaaw bi nga xamee ni gis nañ ni avocat wu partie civile bi daal diw ñu teew rawatina maître El Hadji Amadou Sall mi nga xam ne mooy avocat bu Cheikh Mbacké Sy bi nga xam ne moom rek moo fa nekkoon ci ñi séq procès bi ni ki tey ji ci suba Khalifa Sall moom nga xam ne dafa ñëw taxawu nag kii di candidat wu coalition Yewwi Askan Wi pour ville bu Dakar xam ni sax dafa daal di ci boobee audience daal dina nag jàpp ni bile dàq ci tayef lañu ko daal di defee politique moo ci daal di laxasu te itam kenn du leen mën a gëmloo leneen maire Mermoz Sacré-Cœur itam ci wàllu boppam jàpp ni nguur gi da ko daal di bëggal nasaxal mu xamle woon sax ni nag dootul dellu si ci procès bi bu fekkee ni bu tey bi daal dinañu ko dàqati ndaxte kat jàpp na ni juge bi xam na li mu war a def ci bile mbir maanaam daal di ko classé sans suite Barthélémy Dias mi nga xam ne nag sàkk woon na ci nit ñi ñu taxaw woote résistance mujjee nañu ko sax nag daal di teg loxo ñoom alkaati yi niki noonu Malick Gakou ak Ousmane Sonko nga xam ni ñoom itam ñëwoon nañu ngir daal di ko taxawu si. Ndeye Khady Thiam boobu le procès donte dañu ko dàq waaye Barthélémy Dias Ousmane Sonko Malick Gakou dañoo wax ni kon duñu dellu ginnaaw lu dul dañu yegg sa palais ba wala sax fi nga xam ne moom mooy tribunal palais de justice lañ sa jublu nag du lenn lu dul woon rek jot li nga xam ne moom mooy notification renvoi ba seen ab cortège Médina la bawoo ñu mujjee ko fee rek arrêté fa tolloox cité Claudel bi élément yu BP ñoom ñoo fa daal jaar suba gi bi benn waxtu jotee si bëccëg bi xibaar yi ñu si jot moo di rek maire bu Mermoz Sacré-Cœur mujj sax dafa ne dafay du yegg sa tribunal ba ñu ànd seex nanga ko baka yo ko ma toppoon cortège bi. ginnaaw bi maire bu Mermoz Sacré-Cœur mujjee nangoo bañ a yegg ca tribunal ci la tension bi gënee yéeg bi convoi bu Barthélémy Dias ci bi muy dëpp ngir ñibbi yegg si ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ci buntu ubbeeku ci canal 4 bi àndoon ak Ousmane Sonko ak Malick Gakou ñoom ñetti opposants yi dañ leen di mujjee teg loxo waa élément brigade d'intervention polyvalente ay grenade lacrymogène lañ njëkk a door ngir tasaare mbooloo bi laataa ñuy bloqué woto bi yaboon Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak Malick Gakou moom Malick Gakou la ñu njëkk a génnee ci woto bi laataa ñu koy dugal ci anam bu xaw a dëgër ci fourgon wu bib bi ca noonee Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias topp ci Khalifa Sall
takk der yi ngir jebbi leen ay dëggam ca noonee lañu ko fa ba ma xëy ginnaaw bi ñu leen jàppee Barthélémy Dias Malick Gakou ak Ousmane Sonko ña nga woon ca commissariat central Khalifa Sall ak Déthié Fall ñoom it ña nga fa woon ngir jàppal tànk seeni naataangoo yooyu nga xam ne ñoo bokk coalition Yewwi Askan Wi ci fàttali Barthélémy Dias dañ ko convoqué woon tey ci suba ñeel procès en appel ci mbiru Fatou Ndiaga Diouf procès boobee sax dañ ko dàqati ba benn fan ci weeru décembre bii di ñëw. dañu desandi ci biir Barthélémy Dias Malick Gakou Ousmane Sonko dañu leen tegoon loxo démb yàgguñu nag foofee ñu leen teg loxo ñu mujj leen a bàyyiwaat bi ñu leen bàyyee ñu janox taskatu xibaar yi jot nañu fa yëkkati ay kàddu di xam ne kon nañu leen tegee loxo dara wu si yoon ba noppi di sàkku seen i militant ñu amal wàllu résistance noonee sax la ñu ko defee seen i militant wàcc si VDN bi jot fa taal ay pneu ñu ànd Cheikh Alassane Balde. nga joxante loxo kàddu gi dëgër lool te direct it bawoo ci ñi nga xamante ni mooy yooyee leader. Que chacun prenne ses responsabilités. bu ñu kenn wax ni waxuñu woon bu ñu kenn wax ni jéemuñu bu ñu kenn wax ni doxuñu. allez. La jeunesse de ce pays à se tenir debout pour que ñu xeex pour dëgëral suñu démocratie pour que ñu xeex pour que la parole publique ait un sens ñu xeex pour que nit ñi gore di gore parce que am na lu kenn dul nangu. Déthié Fall jàpp ni lii firndeel rek ci projet bi nga xamante ni moom la nguur gi naan jëm rek ci suul ñi nga xam ni mooy ku jéggi. bi mu naan dina nasaxal dina enterrer cette opposition Mahmoud Saleh loolu nag la ñu nekk de parce que gis nañu la machine électorale bi Yewwi Askan bi commencé teg sur l'étendue du territoire national. naam sax ca mujjantal ba kii di ñetti leader yooyu la di Ousmane Sonko Barthélémy Dias ak Malick Gakou mujj nañ leen a bàyyi teewul nag tension bi di gën di ñagas ci terrain bi kàddu gi gën a dëgër ci diggante ñaari camp yi. laata ñu koy waxtaanee ci commentaire yi dañuy dem ànd ak waa coalition bu Benno Bokk Yaakaar ñoom démb ci boppam amal nañu genn taskatu xibaar yi di rafetlu mat ga nga xam ne nee nañu waa Dakar noonu la ñu matee ba topp ñu ña fare ci kujje gi doon fa amal ak yëngu-yëngal kon nag nee na ñooñu la ñu bëgg moo di taal réew mi te du fi amee Waly Fall yoroon seen kaddu ñu teewlu ko Alassane Balde. waa Ndakaaru yi rawatina ndaw ñi amul kenn ku leen topp ci jéye boobu bu doon loo xam ne dañ koy rafetlu ndax wane na léegi population Sénégal yàgg na gaaw mais ndaw ñi en particulier dañoo yeewu xam nañu ñi ñu war a topp ak ñi ñu warul topp ndax balaa ngeen ne naam ne fa ndax dañuy fàttali ne li fi amoon mars doon na jéye boo xam ne kenn door ko nangu fii ci réew mi ba tax na ñëpp dañoo toog seen kër wala ñu am soxla doxi seen soxla n'est-ce pas te kenn jotu leen bundu xataal. acca le député du peuple ba njàngat ngay def démb ci dafa xewoon ndax sortie yi nga xam ne jot na am Barthélémy Dias Ousmane Sonko Malick Gakou def nañ point de presse gis nga également waa Benno Bokk Yaakaar sortie bi ñu def. xam nga moo gënoon maam bi ñu woowee Barthélémy Dias ñu bàyyi ko mu dem tribunal ci anam gu yomb. ànd ak ñi nekk ci ginnaawam. mobilisation wala déet de toute façon ku ñu woo di nga ànd ak mbooloo dem wuy ji surtout bu fekkee da nga nekk ci wàllu politique. et puis bu ñu fàtte ni Barth dafa mën a politique. comme ñi nga xam ñoo nekk ci nguur gi dafa xam politique. xam na nan lay def beneen bi ci des mooy faaw ñu dellu soit ci wàllu histoire président Macky Sall moo jëkkoon a dénoncé attaque bi ñu attaqué woon Barthélémy Dias ci maireem ba noppi attaqué ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci ginnaaw financement boobu financé ay nervi mettre leen ci ay conditions yu ñu demee attaqué ñi maire jàmbur ci jamono jooju mu exigé woon libération wu Barthélémy Dias ak Babacar Noël Seck ba noppi itam yoon def liggéeyam te dossier bi ñu gaaw vidé ko ndax daf ko jàppee woon lu vide 2012 ak 2022 pratiquement fukki at lu fi mën a soppeeku at Barth ci diggante bi nekk na fi maire ñaari yoon nekk na fi député benn yoon yooyu yëpp nag kon bu ñu ko bëggee yeesalaat ginnaaw bi mu fësalee candidature am dafay poser problème def nañu mobilisation defuñu mobilisation de toute façon perturbation am na démb ci Dakar. xëy na bari nañu wala bariwuñu wala li ñu foogoon am nañu ko wala amuñu ko gis nga position bi loolu nee naa civil du arrêté civil waaye takk der yi aussi ci nit ñi intervenir ñoom ñoo xam ñoom ñooy force de l'ordre ñoom ñooy indi ordre mais ordre bi moo nekkoon accompagner Barth mu dem tribunal
mais est-ce que dañu ko arrêté ci yoon bi pour mu bañ a jël notification avocat moom moo koy jël certes informé nañu ko mais am na droit parce que dañ ko convoqué bu ñu ko waxee convoqué waatuñu la parce que renvoyé nañu ko est-ce que way takk der yi ñoo koy jox information bi wala ay avocat ñoo koy jox de toute façon bari na ay def lu ma neex ci biir beneen bi ci des muy fi may waxee moom laa waxoon démb ci Barth c'est-à-dire que dem gi bu fekkente ni bi yow noppeetoo pour dem tribunal waññeekuwaatal dellu soit ci sa siège mais pas saagante ak bras de fer ak way takk der yi parce que déjà yow ci début bi ñëpp nee nañu waruñu la sàkkal ban yoon ngay jaar te nag gis nga nguur gi faaw ñu bàyyi loolu faaw ñu bàyyi bu ñu convoqué Mame Mbaye Ndiaye mu jógee Tëngéej ñu ko doo aw ci route nationale péage bi ngay jaar pour mu gën a gaaw ki ñu convoqué duñu ko utal yoon bu muy jaar wax dëgg yàlla surtout homme politique nag bu fekkente ni bi mënta def benn mobilisation amul benn homme politique buy daas paaka di ko jox nattangoom tëdd digg ba ci mu koy rendi donc kenn ku nekk tous les moyens sont bons loolu moo tax élément bi nga mujjee jàllale pour équilibrer information bi muy waa Benno Bokk Yaakaar la mu leen tax wax ci yëf yi parce que jàpp nañu ni xëy na ñii li ñuy yendoo démb mun naa def buzz ci ñoom yokk seen sympathie moo tax ñoom itam ñu génn def ay précisions liberté boobu ñu am moom la beneen politicien am liberté boobu de toute façon politiciens yi moom jàpp nañu réew mi otage. voilà El Hadj est-ce que tam duñ xoolaat ci beneen angle jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgg ma sànq maa ngi koy junj ci kàllaamay nasaraan xam nga ne ndax opposition bi warul mën a soxla ak dal jamono ji ak élection yu ñu dëgmal procès bi le 1er décembre la. janvier moom la ñuy dem ci élection yi bu ñu may buntu nguur gi maanaam gannaaw ba ñëwee fitna ngir ñu mën a dàq élection yi. waaw je pense que dafa am loo xamee ni. d'abord dàq élection yooyu moom dañ naan il est hors de question ñu koy def. parce que li tax ma ne la. il est hors de question fu dëkk bi di yëngu. mais Mame Mbaye buñ ko sabab xamul lu ko waral. xamul lu waral dëkk bi mënu fee yëngu bu dàq élection il ne faut pas li ñu naan donner un prétexte. à l'organisateur des élections pour dàq élection yi. mais il faut pas également li ñuy woowee prêter le flanc ba pare se laisser divertir. su ma nee se laisser divertir mooy tey l'opposition ne doit pas se laisser divertir mooy lan dañu am benn cap boo xamee ni dañu wax ni fu lañ bëgg a àgg muy élection yi ñu ne dañoo samp seeni nit ci gox yeeg goxaan yi pour remporter ko parce que comme ni ko ñeneen ji di waxee dafa nekk benn genre premier tour ay élection présidentielle yu 2024 mais se laisser divertir wala ñu bàyyi la yow nga dugg ci seen jeu nu ñu ko waxee jeu politique parce que ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi manipuler yaa ngi faux yaa ngi jouer sur le comme bu doon échec dañu naan ku ci nekk am na ku féetee ak li nga xam ne moom mooy pion yi yu ñuul yi am ku féetee ak pion yu weex yi wala beneen couleur muy opposition muy pouvoir maintenant nag dans ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer parce que ce sont des hommes politiques ñoom ñëpp ku ci nekk da ngay seet nag ngay def ba mën a engranger le maximum de sympathie nga xamee ne après da nga koy traduire en voix bu fekkee dañ dem ci ay élection di nga seet nag ngay def ba mën cee àgg mais il faut éviter de se laisser divertir parce que yow pendant que yaa ngi nekk di xuloo di xeex ci ay manifestation ci Dakar wala feneen mais ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi ñoom ñoo ngay dérouler donte nekkuñu ci campagne électorale mais ci yeneen gox yeeg goxaan yi ña ngay def jamono ji ay porte à porte ak di def ay meeting di woote et cetera pour mën a am le maximum d'électeurs bu ñu demee ci élection yi ñu dëgmal donc il faut que muy opposition bi surtout ñi nga xamee ni tey dañ leen a joxoñ jàpp ni peut-être mën nañoo am dara ci yenn ci ay localités yu ci mel ni ci Dakar mais nañu yenn yi da nga koy sax gëmm nga nekk ci li nga xam ne moom mooy priorité ci yow en tant que homme politique di am looy dagaan ci baatu askan wi sa priorité xam nga may lan fexe wane ni war ngeen maa fal war ngeen maa votel bu ñu demee ci élection yi ñu dëgmal parce que man maay solution génne li ñu wooyee peut-être programme par rapport ak commune wala ville bi nga bëgg a diriger ak yeneen mais bu ñu toppee rythme Benno Bokk Yaakaar nga xamee ni bon je vais rejoindre un peu Mansour lu mu wax lu seen yoon ci mbir mi ni ñu ko mën a waxee c'est juste comme je disais tout à l'heure ku ci nekk yaa ngi seet nooy engranger le maximum ci wàllu politique tu tires la couverture sur toi ni ñu ko mën a waxee pour mën a seet bu ñu demee ci élection yi nga ne gis nga waxoon naa leen ni diw dafa violent wala diw fitna la doon bëgg man bëgguma woon fitna lii laa bëggoon votel leen ma ce sont des politiciens qui jouent mais attention peuple bi ñoo war a toog xool xàmmee ndax kii day foo di foye suñu dund tey
di foyer suñu avenir te tamit am maturité sur le plan politique boo xam ne day tax ba du n'importe qui mooy ñëw wax la n'importe quoi nga gëm ko. ñu àddu jëmale bi la yoon ci recours yi nga xam ne jot nañu ko dugal ak cour d'appel bu Saint-Louis jot naa nag nangu yoonal liste bu Yewwi Askan Wi samaat am buñ sukkandikoo ci juge électoral ba nee na nag mandataire national bi di Déthié Fall am na droit daal di nag maanaam changer mandataire bu fekkee teel na ko yëgal autorité administrative yi cour d'appel ba nag mu ngay sàkku kon ci autorité administrative yu Matam ñi daal di nangu mboolem liste bu coalition ba ñu ànd seex maître Abba Talib Gueye avocat bu Yewwi Askan Wi. ba rétablir ñi seen droit lu war a mën nekk nag te loolu rek moo mënoon nekk moo di li ko waral nit ki bu la joxee mandat bu ko neexee mu jël ko nit bu la sante tam jox la mandat bu la neexee démissionné te kon te ñu ngi woon ci biir temps bi ki nga xam ne moo war désigner waat kon préfet ak ñoom waruñu woon am benn droit pour refuser ko waaw ñu sant yàlla nag ba nga xamee ni et li ñuy wax le droit a été dit la cour d'appel deful lu dul appliquer li nga xam ne loi moom la wax. rejet yu liste bu Yewwi Askan Wi sa mbuur it ñu ngay xam ne kon cour d'appel ba ci boppam mujjul ànd wala bokkul ak gisin ak préfet ba waaye ba tey ci liste boobee mu mel ni kon nag Déthié Fall jot na saa yëkkati ay kàddoom mu ngi koy rafetlu moom mandataire national ba démb la ko xam le si janoo googee ñu woote woon ak taskatu xibaar yi ñu teewlu ko doog a ñëw waxtaanee ko. cette opposition Mahmoud Saleh loolu nag la ñu nekk di def parce que gis nañu la machine électorale bi Yewwi Askan bi commencé teg sur l'étendue du territoire national et may gërëm di sant di joxe en exemple les magistrats de Saint-Louis c'est des magistrats yi nga xam ni seen tur anal war na ko jàpp ndaxte cour d'appel ba foofu liñ fa dugaloon comme recours ñoom suivre nañu accepter nañu Yewwi Askan Wi que ñu ñoo nekk ci yoon kon nag li ci des mooy wax ji mënatul bare ndaxte waxtaan bi am na déeyoo bi am na mais le président Macky Sall jàpp nañ ni bëggul jàmm. Birahim mu mel ni kon jamono ji ak soppite mi nga am jëm ci liste yi ñu rejeté woon. waaw en fait précision bi je pense maître Abba Talib wax na ko juñu na ko xam nga lan mooy précision bi muy ca Matam muy ca Mbour également bi nga mujj wax. La précision mooy ni préfet dañoo ñëw benn mandataire yu Yewwi Askan Wi ñëw ci préfet pour indil ko dossier wu Yewwi Askan Wi ca localité ba ñu dem ba ci biir mandataire boobu daw yóbbu lii dossier bi ci la ñu wax yóbbul ko fële ca Matam par exemple yóbbul ko Farba Ngom léegi préfet bi ca ba ñuy ñëw ne ko diw mooy mandataire pour Yewwi Askan Wi diw mooy mandataire pour Gëm Sa Bopp diw mooy mandataire pour Benno Bokk Yaakaar moom dafa ne man loi li mu ma jox mooy mandataire bi ñu ma jox moom dong moo am sañ-sañu ñëw jox ma li nga xam ne moom mooy dossier ci élection yi mais mandataire ba waroon a yóbbu dossier bi bu dawee ak dossier bi wala ñu dem ba ci biir bureau préfet bi mu ne léegi nekkatuma ak Yewwi Askan Wi wala nekkatuma ak Gëm Sa Bopp comme ni mu dalee ci yenn ci ay coalition léegi dem naa ci féete ci nguur gi mais préfet foofu dafay am problème am mooy lan est-ce que coalition bi nga xam ne moo ma yabaloon mandataire bi mën na ma yabal beneen mandataire préfet ne du ma nangu beneen dossier cour d'appel nag ne ko attention di nga nangu dossier bi mais nangu dossier bi ça veut pas dire que d'accord nga ci li nekk ci biir dossier bi léegi cour d'appel li mu tranché muy ci Saint-Louis muy également ci Mbour mooy nangul nañ la yow coalition Yewwi Askan Wi wala Gëm Sa Bopp wala beneen bu mu mën a doon nangul nañ la da mandataire ba nga fa tegoon mu war la ci dernière minute bi kooku léegi effacé nañu ko léegi mu enjoindre préfet bi ne ko amoo sañ-sañu bañ a jël mandataire bu bees bi nga xam ne moom lañ fa indi donc ak dossier bu bees bi nga xam ne daf la koy jox parce que ku ko yoroon daw na ak dossier bi cour d'appel loolu la préciser ne ni kon le préfet dafa weñ loxooy préfet ne ko ci yoon li ñu wax mooy da nga war a nangu dossier bi léegi bu xësee ba jël dossier wu Mansour Diop préfet bi léegi am na sañ-sañu xool ndegam am na conformité par rapport ak code électoral bi li ñu ci wax di maanaam est-ce que am na 50% ci wàllu parité est-ce que tur yi ni ñu ko bindee baax na est-ce que numéro d'identification yi ñu ci dugal baax na léegi mu xool li ñu naan dans le fond du dossier mën na am
motif de rejet comme mën na nangul coalition bi nga xam ne moom moo indi ce nouveau dossier avec un nouveau mandataire donc ça veut pas forcément dire cour d'appel du moom moo jugé ne ni par force da ngay nangu dossier bi ni donc que Mansour mi nga xam ne candidat la ca Mbour day jàll non cour d'appel dafa ne Mansour dossier bi mu indi woon am keneen Mambay moo indi woon dossier wu Mansour waaye mu daw laqoog dossier wu Mansour am na sañ-sañu indi moom ci boppam wala mandataire beneen dossier te dossier boobu dañ koy càmbar ni ñu waroon a càmbaree beneen dossier ça veut donc dire que li ko non le préfet peut ne pas valider la liste ou le dossier mais dañ ko jox obligation recevoir dossier bi. mais il faut savoir bien aussi que même préfet du moom mooy kiy jël décision finale ci même validation liste. gars yi dañuy gars yi souvent est-ce que jàppoon itam préfet ak sous-préfet yi dañuy abuser wu seen pouvoir. pas forcément parce que code électoral moom moo ko fësal. code électoral moo xamle ni. kii di préfet moom la ñuy yóbbul. préfet wala sous-préfet moom la ñuy yóbbul dossier bi. léegi moom mu xool conformité wu dossier bi. ak li code électoral wax ci wàllu. dossier bi nii la war a mel. lii moo ci war a am liste yi tur diw numéro téléphone xaw ma numéro carte d'identité ñu mën a localiser ni Mansour Diop mi fii la dëkk loolu yëpp dañ koy préciser ci biir dossier bi. chaque papier yooyu Sénat di joxe ñu koy mandat bi di ko yor dañ ciy bind à chaque fois à complet. pour que complet. c'est-à-dire que mooy dossier bi mën na am lu ci manqué loo xam ne am nga possibilité mottali ko. tout à fait non te dañoo gis nga Birahim nag ren. li am ci ay dossiers ci élection locale suñu préfet yi. dafay wàññi crédibilité suñu administration territoriale yi dañu waxante dëgg. bu fekkee préfet nee na du ma jël ñun ko non yoon waxul la doo jël de yoon daf la ni nga jël préfet daa juumoon wala politique moo taxu mu ni du ma jël benn Sam Notaire ak Golf Sud Guédiawaye dañu rejeté woon listu Yewwi Askan Wi validé waat nañu yépp lu xew ci diggante bi su préfet bu Parcelles dañu woon Adama Faye sa couleur bii dafa niroo ak bu APR Sénat bi ni ko li nga wax noonu sañoo ko du yow yaay jël décision ci niroo wala déet. mais attention ci foofu juste une précision. Ce n'est pas le sous-préfet moom moo jël décision boobu sous-préfet xam nga lu mu wax bu passé la CENI par exemple boobu. li mu préciser waat après. waaw dans la précision. en fait c'est pas moom ci boppam moo indi wàllu couleur mais coalition Benno Bokk Yaakaar. ñoom ñoo ne. coalition bii di sunu gox ànd defar suñu gox. defar suñu gox dañoo nuroo ak ñun couleur donc day am benn dañuy suspendre décision wu dañuy jàllale liste boobu ou pas parce que une seule personne moo am sañ-sañu ci wàllu couleur ak sigle. jël décision wala arbitrer. muy le ministre de l'intérieur. alors pas le sous-préfet. mais xam nga bu début gànt loolu précision la après bi mu gàntalee ba noppi. jëlee que Sénat recadré waat. li am Mbour la même chose donc boo seetee yooyu yëpp nga dajale ko d'emblée est-ce que njuumte la. misaalu li ñu rejeté listu benno listu gëm sa bopp fii Dakar. 45 ñu ni non da nga waroon def 55 35 xam nga yooyu yëpp ay détails la yoo xam ne ñàkk a respecté la li ñu bind ci suuf ci à complet boobu noonu. c'est-à-dire que bu ñu déposer ay liste su préfet ak préfet ñoom ñooy jël mais jàppandalal mandataire bi. mu mën a complété waat loolu moo indi pratiquement ay quelques duos ci listu mairie bu Barthélémy Diaz ci digganteem ñoom ak waa Pastef ci biir benn coalition Yewwi Askan Wi parce que dañu ni Barthélémy changé na def na nii parce que entre temps dañu changé mandataire def ay changement ci biir bureau bi te loolu yoon moo leen ko jàppandal dafa am na ay préfet ak ay sous-préfet yoo xam ne dañ koo bañ te bañ googu moo tegul fenn moo tax nag abusé boobu ci wàllu pouvoir bu continuer dafay wàññi ñoom seen crédibilité seen diggante ak politiciens yi. musiba lu am solo jàngat bu am solo dañu yàddu jëmale ci leneen lu soxal bi la jotaayu xibaar SAES seen coordination campus bu Dakar dañoo rek décréter ab grève bu ñaari fan 48 heures door nañu ko démb ak tey ji si alxames ci lay doon syndicat autonome des enseignants du supérieur ñoom ci boppam ñu ngay ñaawlu tekkaaral gi ñu nemmeeku ci nguur gi jëm ci seen i jàmbat bokk na ci jàmbat yooyu ñu finaliser adoption bu texte de gouvernance des universités ñu ànd seex seen coordonnateur boobee di Abdoulaye Dieng. SAES dafa déposé woon ci table gouvernement bi ay ñaxtu léegi nag dafa décidé pour li nga xam ne pour ñu saafara ñaxtu yi dafa décidé dem en mouvement de grève bokk na ci tey ak suba soo loon xayma tous les campus yi nekk Sénégal tey dafa am débrayage maanaam kenn du jàngale lépp luy tâche administrative dañ ko suspendre suñu paree nag dinañ déglu gouvernement bi suñu amul lu ñu leer nag
le SAS se réserve le droit aussi de continuer la grève. CNTS/FC authentique am nañu gan gu yees gu leen fekk si daal di nag adhéré mu di syndicat des travailleurs des universités du Sénégal secrétaire général bu CNTS/FC authentique moom Baxaw mu ngay xam ne kon daañu def seen kéem kattan ba lépp lu ñuy liggéey ak tëddee ñaaxaanaay daal di si am ba noppi daal di leen di wanale maanaam visibilité lépp nag mi ngi nekkoon ci teewaay ak Mohamed Diop Madani Marega. syndicat bu bees judd na ñu di ko wax SYNTUS syndicat des travailleurs des universités du Sénégal li ko tax a jóg nag du lenn lu dul taxawu ci jafe-jafe liggéeykat yu nekk ci université yu Sénégal. li tax ñu samp syndicat boobu ñun ay liggéeykat lañu ci université boobu. nekkoon ci ay syndicat depuis ay ati at mais finalement dañoo seetlu ni que syndicat yooyu dooruñu ba fayuñu ñu discuter avec le syndicat national CNTS authentique de madame Baxaw Diongo que nous remercions de passage. donc ñoom itamit ñu ubbil ñu buntu pour ñu mën a affilié wu ci syndicat boobu. bu ñu sukkandikoo ci Baxaw Diongo bokk gi ñu ñëw bokk ci centralam lu ñu war a rafetlu la te it dinañ leen représenter ni mu waree. il traverse des moments extrêmement difficiles au niveau de l'université ñun suñu warugar moo di d'abord encadrer leen bind nañu recteur lettre pour mu recevoir ñu ak ñoom. bindaat nañ ko beneen lettre muy deuxième lettre pour mu recevoir ñu pour ñu toog quand même discuter. ci seen préoccupation. ak adhésion bu yees bi la plateforme revendicative bu SYNTUS centrale syndicale bii di CNTS/FC nee na dina ci taxaw temb ba sax tàmbali nañu négociation yi ak université yu nekk ci réew mi. voilà dañuy jeexalaax yéenekaay bi di réew mi xëy fësal ko tey di wàllum xaru fii ci diwaanu Ndakaaru nee nañu ci fukkaat yi rek téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ay doomu aadama ñàkk nañu seen bakken te boo jëlee góor ñi mënees nañu wax ne lu ci ëpp la tax ñu xaru moo di dañu am problème ak seen soxna. waaw xam nga li tax réew mi indi chiffres yi dañoo gëstu en prenant prétexte li nga xam ne xew na fi ci dimanche bi passé di doon lu tiis muy ki nga xam ne dafa faat ay doomam faat boppam donc xaru mais xam nga ca bés ba nee naa leen malheureusement au Sénégal boobu la ñu fësal wala boobu moom moo fës mais boo liiree journaux yi presque chaque jour ñu wax la fenn ci biir Sénégal benn gox bu mel ni Louga wala Matam wala feneen foo xam ne nit xaru na fa muy góor wala muy jigéen. donte li nga xam ne moom mooy xaru bi mu ngi ëpp ci góor ñi mooy li may wax ne ni li ñuy woowee drame familial chaque jour mu am. Il y a des drames familiaux qui se jouent dans les chaumières dans les maisons sans que mu fës ci biir journaux yi gis nga présence su psychologue présence su psychiatre nu ñu ko mën a waxee koo xam ne dafay jàppale nit ci pas feebaru xel mais situation yoo xam ne da ngay soxla ku waxtaan ak yow ku la delloo si ni ñu ko mën a waxee du question ay tubaab lañ de mais comme dañoo dem bay dund comme tubaab on est obligé di def comme tubaab également ba ñuy dund comme africain ni ñu koy waxee avec la famille africaine nga xamee ni bàjjana nga fa ndijaay nga fa wujji peccor ga nga fa keneen ak keneen a ngi fa ba nga xamee ni situation bu amee ci diggante jëkkër ak jabar dina am kenn si njaboot ki yoo xamee ni dañu mën a toog ak jëkkër ak jabar waxtaan ak ñoom ba delloo si leen bu fekkee ni dafa amoon xuloo ndax wala réeroo wala yu mel noonu loolu amatul parce que maintenant tout le monde est dans son appartement rawatina fii ci Dakar mi ngi wax 143 personnes bi réew mi wax na ni dañu xaru di li ci ëpp nag doon ay góor li indi xaru mooy souvent mooy lan da ngay dem ba benn moment nga wéet ci li nga war a ne nga wéet ci li nga nekk amoo ku la delloo si comme gëm yàlla dafa am fu mu wàññeeku fu bari li nga xam ni la suñuy maam ak suñuy baay yi bàyyi woon fii ñu dem ba teg ko fële réseaux sociaux yi di la won nañuy xaroo nga dem ba benn moment am loo xamee ni peut-être metti na la amul ku la jege pour mën a waxtaan ak yow nga ne de gis naa ci Facebook wala ci internet xaru bii de boo ko defee moo gën a gaaw parce que lii ngay naan wala lii ngay def c'est parce que tout simplement sur le plan de la société am na verrou yu tëb am na loo xamee ni nekkatul ci société bi te bu fi nekkoon wala bu fi desoon wala ñu indiwaat ko yi ngay dégg xaru du ni leen di xaru du ñàkk de mais au moins dina xaw a wàññeeku bu baax a baax parce que dina am ñoo leen mën a jàppale ci wàllu woowu. te 143 la ñu wax téeméer ak ñeent fukk ak ñett te téeméeri ay góor la ñu boo seetee ñoom ñooy xaru loolu yéeme na El Hadj. daanaka Birahim dafa tënk lépp parce que tey boo bu ñu identifié woon ñoo ñu la xaru xëy na néew na ci. ku éducation islamique moo jiitu ci xolam. dina ci néew lool parce que dañuy xam liy composé doomu aadama. xam nga dafa am ay valeur c'est-à-dire que démb rek maa ngi koy waxtaan ak oustaz Mouhamed Mbaye dafa am ay valeur ak ay
tolluwaay ci wàllu xalaatu nit ak histoire humanité. nit ñi dañu sonnatul ci gëstu yooyu ak jàng yooyu. maintenant lépp temps bu ñuy passé ci réseaux sociaux yi intelligence artificielle. loolu tabaxul ak humanité ak nité. yéen tamit da doon wax naan jàmbaar dëgg-dëgg du ki nga xam bu ñu ko dóoree mu fayu mu yor jaaseem daas ko ba mu ñëw di ko teg ci doxi nit ñi mais jàmbaar dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ni bii bu ñu ko tooñee mu mën a muñ mën a téye xolam. dama doon déglu ci sama kilifa sëñ Mouhamadou Moustapha Sy mu doon nettali benn histoire benn jàmbaar boo xam dafa noboon doomu bàjjanam. bëgg a présenté moom mooy kan ci doomu bàjjan ji. ni ko man maay jàmbaar ji nga xamante ni bii bu xeex tàkkee ma jël sama jaasi di ko teg ci dox gor yi. may jaasi jël sama may jàmbaar bi jël sama xeej di ko dugal ci dënnu góor yi. may jàmbaar ji nga xamante ni bii sama naaru góor day tëb di daaneel naaru góori jàmbur yi. yónnee ko di ko way di ko wan ni dafa mën a bind way nee na doomu bàjjan ji cousine bi dafa xàqtaay ni kii gaynde gu góor guy wut gaynde gu góor la man damaa tedd di wut ku tedd man li ma xam mooy tuñ ci lex ak liyaas ci poche te loxo ba koy génne gaaw lool te tawe na mu koy joxe c'est-à-dire que complexe bi ñu génne ci sëy maam complexe bi nga xam ne moom lañ dugal ci sëy kenn utadulu sa bopp porte de sortie man bu ma amee problème ci sama sëy du ma ko wax Birahim dans toutes les familles noonu la demee alors que Birahim lu ma 10 ans wala 15 ans nga koy fréquenter chaque mois di nga ko fréquenter lu néew 20 jours. musoo gis mu def la lu bon musoo gis mu wax la lu bon mag ñi démb ñu daan bokk service dañ doon tuddante ay doom. tout à fait dañ doon intervenir ci wàllu mariage mais mënoo am problème ak sa jabar maam mbay. te nga ni amul kenn ci àdduna yàlla bi nga nekk kenn. koo xam ni mun na participer mun nga ko laaxan xam nga laaxan du question ragal. professeur Daouda Ndiaye mos na ma ko wax ni ma laaxan du ragal mais kilifa day utal boppam porte de sortie. day tax du ñëg. c'est-à-dire ay termes olof la ak termes yoo xam diine daf koo xàlloon yoo xam ne bu ñu ko écarté ci biir dund gi nan la ñuy dundee vie artificielle la ñuy dund lenn légalul gis nga ñuy xaru du ñu sax rendre compte ci ni ñu ngi xaru parce que dañu faible sur tous les plans. mais bu fekkente ni bii xam nga existence nit comme ni ko docteur Ibrahima Fakhi doon bindee nii law laa wujudul aks la ma kaana lil maana maanan bu dul woon les contraires yu bon yi yu metti yi lay sonal yi lay xatal ci dund kon yu baax yu neex yi ak leer yi du am valeur donc nag métit yooyu ak muñ bi ñu dem ba génne ci doomu aadama amatuñu porte de sortie ubbeelatoo kenn ci sa famille ndax nee nga lu ñu xam mu siiw mais Birahim mu intervenir ci sa njaboot régler situation bi ñaari nit ñetti nit yëg ko loolu moo gën ci yow wala nga dem xaru yow ñëpp Sénégal yëpp yëg ko ban moo ci gën ci yow mënut a ñàkk nga am porte de sortie adduna bi ñaata sëy ñaata diggante ndey ak baay la fi Oustaz Iran Ndaw réglé man Iran Ndaw jox naa numéro ay nit yu bëri yoo xam ni dañu may demander ma intervenir seen diggante seen yaay seen diggante ñoom ak seen yaay man ne man de je suis encore jeune te dama nekk ci beneen milieu donte jàng naa diine beneen milieu bu xaw a différent tuuti ak côté bi Oustaz Iran Ndaw di nekk ma jox la numéro Iran régler situation boobu ci bu gaaw a gaaw te dafa am ci diine Oustaz Aliou Sall mun na ma témoin Iran Ndaw mun na ma témoin imaam yi mun na ñëw tamit dafa am loo xam ci diine li ñu koy wax islah zaata bayni muy tiyaaba ak existence benn tom bu am solo muy jéego ci diggante ñaar ñoo xam ni dañu ñaawoo daanaka farata la dafa bokk ci jaamu yàlla yi Birahim yooyu yëpp dañu dem nag ba maintenant dañu ko écarter suñu dund mais lan moo fi des tout est artificiel maintenant amatul mbokk amatul xarit amatul confiance kenn ku nekk dugg sa wax def la neex naan say doom pikiir sa bopp assassiner say doom takk bum sa baat catastrophe la di nga gis ko divorcé sa message la lay yónnee ne la may ma sambaat na fi am wala bu góor ne ko léegi maa doon say ak yow bëggatuma message SMS ça veut dire qu'il n'y a plus cette chaleur là entre te bu njëkk jigéen doon xëbalaat dana jékki-jékki fay ba ñu yóbbu benn bagage yóbbu ñetti yére maa mbay di ma kumba de yéndu fa tey lu xew moom de daa dem loolu de mënut a nekk ngoon ma taal sama oto ñëw ni kumba yéegal ci oto bi yéegal mujj ñaar dégg nga yéeg ci oto bi ñëw mais léegi bu jigéen buy fay yow bu fayee yow ko góor ki yow nga am ñàkk fay da bàyyi fa appartement ba tëj ko sele ko dem wuti beneen appartement yee nee nga da ngay defan ci jigéen fay nga fay ça dafa am